mbokk téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal maître Mame Thiané Faye Amar nekk porte-parole adjointe bu union des huissiers de justice du Sénégal tey jii moo nekk tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum yoon rawatina huissier de justice lan mooy liggéeyam seen njëriñ ci wàllum yoon lan la loolu yëpp ki nga xamante ni moom moo di maître Mame Thiané Faye dina si indi ak leeral ndax ñoom ñaari at a ngi nii ñu ngi xaar liggéey amaguñu liggéey moo tax saisir nañ ministre de la justice garde des sceaux ministre de la justice maître Malick Sall bind ko bataaxal ginnaaw ba mu leen dalalee boobu ñoom ñu toog di xaar mbir mi fan nañ si toll diggante huissier ak li nga xamante ni moom moo di askan bi lan la seen njëriñ lan la si société bi loolu yëpp maître Mame Thiané Faye dina si indi leeral ci biir émission man lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi maître Mame Thiané Faye Amar. maa ngi lay jaajëfal bu wér monsieur Cissé. oui. di nuyu te di ziar suñu mbokk yi seetaan ITV. oui. te di am yaakaar ni suñu génnee ci émission bi ku ci nekk dina ci jëlee njariñ. et ñu ci bari ñi nga xam ne xamuñu lii liggéey huissier de justice. très bien. bu ñu ci génnee daañu xam dëgg-dëgg lan la wundu. ak lan mooy suñu njariñ ci lépp loo xam ne dafa tënku ci wàllu yoon. très bien comme ni ma ko oui. léegi dama doon leeral rek ni. oui. damay man porte parole là. ci oui. huissier stagiaire yi. oui. et non huissier de justice du Sénégal. effectivement. Ça c'est un tout petit peu quand même différent. effectivement et je te dama doon leeral. porte-parole adjointe de l'union des huissiers de justice stagiaires. Ouais. très bien am na solo. alors maître Mame Thiané Faye laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi ak bataaxal bi ngeen bind garde des sceaux ministre de la justice maître Malick Sall yéen waa union des huissiers de justice stagiaires da ngeen yëglu alors laataa sax ñuy ñëw bu baax si seen yëglu ak tamit seen situation huissier de justice mooy lan. ci gàttal. wala bu ñu koy jéem a tënk. oui. huissier de justice nit ku xarañ la ci wàll yoon. nit koo xam ni la mën nañ wax ni. moo yor jaasi yoon. moo yor jaasi yoon ci dégg lay laaj. oui. ndawal yoon la lépp loo xam ni tey ci biir àtte. yoon tënk na ko tey huissier moo mën a tax ñu jëfe ko maanaam ndigal yi nga xam ne mooy wàcc ci àtte huissier mooy génn dem ci terrain bi jëfe ko. mooy bu ñu koy tënk. mais tamit huissier liggéeyam dafa yaatu. mais li ci ëpp loolu rek lañ ci xam. mais huissier de justice tey mën naa ne booy wàcc dem ci yoon mooy buntu bi lay dugal waaye itam booy génn faaw jaar ci moom. bu ñu nee mooy buntu mooy tey jii bépp procédure bu nga xam ne tey jii bëgg nga ko def. mu jëm tribunal ci li ëpp il faut que kayitu huissier taxaw. il faut que huissier def liggéeyam mooy li ñuy wax les actes de saisine. pour nga mën a saisir tribunal bi nga soxla. pour faj sa aajo wala xëy na pour yóbbante ko sa li nga bëgg xëy na ñu àtte ko. bu ñu génnee foofu. bu tribunal àtte bu avocat yi layelee seeni client ba noppi ñu def seen plaidoyer. bu àttekat bi moom. def liggéeyam. xam nga bu àttekat bi defee liggéeyam da koy tënk ci kayit. kayit boobu nag la ca nekk huissier de justice moo koy jox effectivité li ñu ko mën a waxee ci tubaab. ndax mooy wàcc ci terrain bi bu ne par exemple bu juge bi ne diw condamné nañ ko mu fay diw mi 1 million huissier de justice bi mooy taxawal yoon pour que ki nga xam ni yoon daan na ko mu fay nangami million. huissier de justice am na ay procédures yoo xam ne yoon da koo tënk mu jaar fa ak yenn pouvoir yu ñu ko may ba faxe li nga xam ne moom juge bi àtte dëggal ko. boo jógee ci loolu bu accident amee. wala loo xam ne tey dafay laaj nit constaté ko pour sàmm àqam. sàmm ay yelleefam ak sàmm ay intérêt. huissier de justice dafay génn pour constater. donc foofu dañu am li ñuy wax un rôle probatoire ci wàllu yoon ndax suñuy këyit day. bu fekkee par exemple am nga ay faits yoo xam ni xëy na bu ñu demee ci kanamu juge nga war koo mën a wax te wax rek du doy day laaj nga constater ko
par voie d'huissier bu bu àttekat bi mën a am lu leer ne lii ba muy am de. Très moo bien. leen huissier mu constaté ko. très bien. waaw loolu bu ñu tënk. Oui. mais bu ñu delloo léegi ci charte bi nga xam ne Oui, tey jii. loolu yëpp dañ ko yaatal. moo tënk sunu Très bien. liggéey bi yaatu na. très macha bien allah macha allah alors maître Mame Thiané Faye li nga xamante ni moo di huissier war a def constat. fekkee ne ni kii dafa war a jug ci yoon. foo xamante ni dafa waroon woo huissier mu constaté woowu ko lan la mën a jur. ah bis boo xëyee nga dem ci yoon. li nga xam ne par exemple da nga ko waroon a constaté woo ko. oui boo xëyee dem ci yoon juge bi xam nga juge itam li ñuy wax le juge sur pièce. ay waxi kese moo koy tënk. oui donc soo amee li ñuy wax allégation wala nga ni par exemple lii nii ak nii la demee dafay laaj nga andi ay firnde. te constat boobu dafa bokk ci lu am doole la sax ci li ñuy wax ay les éléments de preuve muy firnde yi nga xam ni mooy mën a permettre àttekat bi mu xam dëgg-dëgg li xew lan la. donc soo waree constaté woo. xam nga bu fekkee par exemple ay fait la yoo xam ni day jàll. mën na am ba nga après da ngay am jafe-jafe yow mi nga xam ni. yow yaa dund loolu. pour prouver ko devant le juge. mais le problème maître mooy sénégalais yu bëre mën nañu wax ni mënuñu jot si huissier yi ndax seen lim takkuwul. su ma jumulee dafa mel na 45 ngeen. ba fi ñu toll nii. oui c'est moins de 50. c'est moins de 50. parce que dafa am ñoo ndax xam ne chiffre bi nga xamante ni si gëstu yu ma def. 45 ngeen. waaw parce que dafa am huissier yu fi nekkoon. te toll ci retraite yóbbu leen ñu def retraite xam naa loolu moo tax. mais on était autour de 50. waaw maanaam daal matoo leen tamit. déedéet mais le problème mooy huissier yi bëriwuñ ba pare sénégalais yi fekkee ni ñoom justiciable yi dañu soxla wàllum yoon woo huissier pour mu constater te lim bi mataliwu ko loolu tamit beneen problème la. loolu beneen jafe-jafe la. oui waaye xam nga huissier tànnut boppam. bu ñu delloosee ci fi nga war a jaar pour nekk huissier. oui buñ ci mënee yaatal tuuti rek. Oui. ma ci mayee. ndax pour nga mën a nekk huissier faw nga am li ñuy wax un master 2 en droit. master 2 en droit. wala nga am une maîtrise en droit. très bien. xam nga loolu dafay laaj nga am bac dem université xuus ci njàngum droit. ba am ci lijaasa yi dem faculté des sciences juridiques et politiques. waaw bu ba baax. ba génn faak lijaasa bi Oui. ñuy wax maîtrise wala master 2. te su noppee huissier de justice pour nga mën ko nekk day faw nga jàll concours bi nga xam ni état moo koy organiser. te boo jàllee concours bi dafay laaj itam nga def li ñuy wax stage en tout cas ci charte yi nga xam ni moom moo ñu tënk fii ñuy wax ni foog nga def un stage de 2 ans pour nga mën a génn. pour nga def pour nga mën stage de de 2 ans. justement yéen jamono ji da ngeen def stage 2 ans. Ouais. moo tax ngeen nekk ci kuréel gu ñuy wax union des huissiers de justice Stagiaire. stagiaire kon yéen jamono ji def ngeen seen stage ñaari at ba pare. waaw parce que ñun maanaam yéen mën nañu wax ni macha allah opérationnel ngeen. loolu la yàlla def. yéen a ngi xaar vraiment ñu jël leen ngeen liggéey. n'est-ce parce pas que ñun dañu bokk ci. oui man dama bokk tey jii ci fukk ak juróom benn. yi doomi réew mi yoo xam ni ba état mujjee ubbi concours bi en 2017 ñu ñoo ko réussiroon. un nombre de 16. 16. ba nu paree ci loolu ñu daal di ñuy tas ci cabinet yi nga xam ni ñoo fi nekk. pour ñu mën a li ñuy wax pour ñu mën a xam dëgg-dëgg liggéey bi nan lañ koy tëddee naka ngay gérer cabinet ñu liggéey en tant que huissier stagiaire mais dañu tegoon ci kilifteefu huissier titulaire ñu nekk ak ñoom pendant 2 ans ñu mën a am aptitude aujourd'hui bu subaa bu ñu dénkee cabinet ñu xam ni ñu koy doxalee yàlla def na matal ñaari at yooyu comme ni ko loi bi waxee te pare nañ ko depuis décembre 2019 ba fi ñu toll nii nag ñu ngi toog di xaar. xaar bi dafa yàgg xanaa. xaar bi yàgg na ndax 2019 ba heure bi itam. oui nga jàng ba def concours septembre ba pare 2021 toog waa toog di xaar woo xam ni xam-xamu àpp bi te xaar boo xam ne tamit xamoo lu ko waral. te réew mi soxla huissier. oui te comme yaa ko wax ci sa njëlbeenu kàddu. réew mi soxla ko ndax itam justice buy atte te la muy atte amut ndaw muy wàcc ci terrain bi di ko jox effectivité. dafay xaw a suuxe. donc suñ demee bu ñu am pratiquement une population de plus de 16 millions. oui amuloo 50 huissiers yi nga xam ne ils sont effectivement en exercice loolu dafay poser problème. alors que yow yaa ngi am ndaw yoo xam ni jàng nañu am nañ lijaasa yi war waajal nañ leen waajal bi war ñu toog di xaar depuis ñaari at ci xaar bi dafa metti justement te itam bu ñu delloo ci logique itam war mën a nekk surtout ci réew moo xam ni da ngaa former say ndaw ngir ñu wàcc liggéeyal.
mais su ma jumulee maître Mame Thiané Faye ministre de la justice dalal na leen n'est-ce pas. waaw loolu maa ngi koy dëggal. yaa ngi koy dëggal. mais alors ba mu leen dalalee ak boobale ngeen toog di xaar après ngeen bindaat ka lettre yan assurance la leen garde des sceaux ministre de la justice maître Malick Sall joxoon. waaw ñun damay profité itam ci tribune bi quand même di ko jaajëfal. ndax itam ba ñu ko bindee jooytu ko moom fexe na ba recevoir ñu comme ñu recevoir yi déglu lañu ñu dégloo itam ba pare jox nañu expliqué nañu li tax xëy na mu amoon yenn retard yi ndax itam entre temps am na ay décret yoo xam ne génn na yoo xam ne dafa ñëwoon pour ñoŋal protection huissier de justice. gën a yaatal un peu domaine de compétence yi xam naa loolu la ñu jox comme ay argument yi wane ni li tax mu xawoon yéex ndax dañ doon bëgg a régler situation boobu ba pare soog a jublu ci ñun waaye itam boobu ba léegi dafa yàgg. ndax décret bi ma lay wax ni génn depuis août 2020. tey jii ñu ngi septembre pratiquement 2021. ba tey ñu ngi toog di xaar loolu moo tax ñuy yëglu même si du loo xam ne lu ñu tàmm la di gis xëy na. ci biir profession bi. parce que nekkul profession boo xam ne dañuy génn souvent di wax. waaye itam dafa dem ba toll foo xam ne dañu bëgg a yëglu bi dañ ko def juste pour que ñu bàyyi ñu xel. ñu bañ leen fàtte daal ñu bañ ñu fàtte xam ne ay xale lañu. te lenn rek moo ñu ñor. liggéey da ngeen jàng seen jàng am seen lijaasa def concours bi ba pare teg si def ñaari at stage yi nga xamante ni moom la lu jëm ci wàllum huissier laaj ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dal maître Mame Thiané Faye nekk porte-parole adjointe bu union des huissiers stagiaires yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi alors Mame Thiané xam nga suñu waxee huissier comme ni nga ko expliqué sànq des fois da ngeen di dem ci terrain bi di def constat mais du ñàkk aussi huissier amal lu ñuy wax médiation jëm ci wàllum entreprise médiation jëm ci wàllum couple médiation jëm ci wàllum ki nga xamante ni dafa am jafe-jafe ak bailleuram wàllum location ak yooyu alors domaine d'intervention yi nga xamante ni moom laa fi lim d'abord suñ ko commencé si lu jëm ci wàllum entreprise bi boobu taxawaayu huissier bi lan la. bu ñu delloo ci taxawaayu huissier ci biir entreprise lu yaatu. ndax comme ni ma la ko fàttalee ci njëlbeen rek ni huissier ku xarañ la ci wàllu yoon. ndax bu ñu koy tënk tey diplôme bi nit am bay doon avocat wala doon magistrat wala doon notaire tey moom ngay am pour nga mën a doon huissier. kon dafa ni bu ñu génnee nag yàlla dafa ku ci nekk rek dañu lay orienter. effectivement selon yow peut-être concours bi nga xam ni moom nga réussir. mais ci biir entreprise bi. ci biir entreprise. huissier aujourd'hui mën na am possibilité ñu nommer ko li ñuy wax administrateur provisoire. waaw. tey jii bu fekkee par exemple nit dafa am entreprise am yàlla def mu dëddu le temps que ñuy lijjante wàllum ndono bi xam nga foog ñu jël benn nit koo xam ni bokkul ci ndono bi koo xam ni day mën a taxaw à équidistance day mën a taxaw ci xaw ma taxaw diggu dóom lañ ko mën a waxee. ci olof. mu mën a taxaw mën a sàmm intérêt ñëpp ba tribunal àtte wala ba ñi nga xam ne ñoo war a doon waxtaan ci seen biir ba déggoo. soog leen a delloo seen alal ngir rek sàmm ngir kenn bañ a lor su ma génnee ci cadre boobu li ñuy wax recouvrement yow nga yor sa entreprise yow ay bor sonal la pas ay nit yoreel la xaalis te xëy na naxtaan nga ak ñoom ba sonn jëm ci wàllum créancier mi ngi noonu naxtaan nga ak ñoom ba sonn pour mën a jot ci sa xaalis ñu lay dawloo rek ñu di la dawloo te amuloo ci te boobu ba léegi gisuloo bunt mën ngaa seeti huissier nànk mu def li ñuy wax d'abord mën na def recouvrement à l'amiable balaa sax ñuy saisir justice. mu waxtaan ak ñoom. mais itam am na ay trouver ay solutions yoo xam ne loi may nañu ko. mu def li ñuy wax ay commandement de pays waxtaan ak nit ki andil ko kayit ne ko diw ne da nga ko yoreel xaalis et que naxtaan na ak yow ba sonn xëy na amu ci li mu bëgg tey man dama ñëw en tant que huissier pour wax la nga fay ko ci nangami délai. sinon su weesoo li dina mën a dem tribunal xam nga bu ñu demee ba àgg foofu day wonewaat li ñuy wax le pouvoir conciliateur de l'huissier. te tey jii charte bi nga xam ne moo organiser liggéey bi te leeral te may na huissier tey mu def li ñuy wax conciliation. xam nga maa ngi lay wax ci sama njëlbeenu kàddu ni huissier mooy buntu boo bëggee dem ci yoon. huissier mooy buntu te bu fekkee yow da ngaa ñëw ba ci buntu war a dem tribunal taseeg huissier. ngeen waxtaan ak nga joteel mu waxtaan ak yéen ba xam ne yéen ñaar ñi vous êtes dans les dispositions de régler ngeen régler seen problème te du àgg ci àttekat bi
huissier day waxtaan ak yéen bu ngeen d'accord mu tënk ko ci li ñuy wax PV de conciliation. te boobaa daf leen di tënk ndax day nekk kàddu yoo xam ne dañ koy tënk ci acte bi ñuy wax un acte authentique. am na solo am na bu ñu weesoo loolu itam. entreprise dafay soxla constat. entreprise day soxla li ñuy wax sommation. foofu laa jëm huissier da koy def. foofu laa jëmoon sax entreprise itam dafay soxla en tant que tel dina soxla sax conseil. parce que huissier yi tamit ci sunu liggéey xam nga boo toogee ci buntu kër tey nit kuy dugg ne la fii laa bëgg a jëm mën nga ko leeral ba ne ko fii. nga orienté ko. waaw donc foofu. dañuy am nañ tam un peu benn que bu ko consacré wala consacré wuñ ko faw ki ñëw ci yow. te war a dem ci justice nga conseiller ko. oui là aussi on a. très bien alors maître Mame Thiané Faye des fois dañuy gis si yenn entreprise yi. ki nga xamante ni moom moo di patron bi am jafe-jafe si kenn si ñi nga xamante ni ñoo fay liggéeyee mu woo huissier ngir mu constater ndax liggéeykat bi liggéey si ne wala liggéey si wala liggéeykat bi muy bureau wala bureau wala nekkul bureau. dafay dellu si ba tey ci constat. effectivement ndax xam nga soo entreprise njaboot la te soo njabootee li li waa di wax ni yow soo liggéey fenn dafa am lu la tënk. li ñuy wax mooy lien de subordination mooy da ngaa war a déggal ki nga xam ni. mooy sa njiit ndax itam comme ni muy amee ci kër rek nga am doom mu të la da ngay dem ci entreprise itam am liggéeykat bu të ay kilifaam xam nga loo fa tëral comme règlement intérieur du ko respecté xëy na mën na sax di tardé wala du demee noonu donc loolu entreprise bi mën na woo huissier ngir mu constater bu fekkee par exemple ki nga xam ne daa war a xëy si liggéey daa toog liggéey siwul te joxewul ay justificatif wala amul permission pour def ko wala ki nga xam ni dafa nekk ci biir liggéeyam ñu sant ko loo xam ne dafa aaju ci liggéeyam mu lànk ni du ko def mu lànk carré ni du ko def wala ñu sant ko liggéey boo xam ne dafa aaju ci ay ci contrat de travail am war ko def mu lànk ni du ko def yow mi nga xam ne yaa chef d'entreprise wala yow mi nga xam ne yow yaa directeur des ressources humaines yoon may na la nga woo huissier pour constater ni diw bi dafa liggéey ci qualité bii la fi liggéeyee tey dañoo xëy mu war a xëy si xëywul mu war a xëy si liggéey si ñëwul waxul kenn du ñëw andiwuñu këyit bi koy buy justifier xëy dafa feebar wala am na ngànt te amul autorisation wala kii de dafay liggéey fii ci kër gi te dañ koy sant muy lànk nga constaté ko te loolu dina mën a permettre entreprise bi xëy na bu bëggee dem pour dàq liggéeykat bi au moins dañ wax ni jël na toutes les dispositions et que ki nga xam ne mooy liggéeykat bi au moins jot nañ ko avertir na xoolaat tooginam. très bien alors maître ci wàllum couple des fois dañuy gis fekkee ne ay couple yoo xam ne dañu am ay jafe-jafe. wala tamit ñuy jëm ci wàllum divorce ak yu nu mel wala jàppal bàyyil ak yooyu des fois huissier mën na si am benn taxawaay n'est-ce pas seen taxawaay foofu nan la ci jëm ci wàllum couple yi. ba tey dafay dellu ci taxawaay bi njëkk bi. day delluwaat ba tey ci constat. yow mi nga xam ne yaa ngi si subir kat bi sëy xëy na jafe-jafe am na nga takk say bagage dem te bu ñu delloo ci wàllu yoon booy sëy ñu dëj la fenn muy li ñuy wax le domicile conjugal da nga faa war a toog yow mi nga xam ne yow yaay sëy muy ku jigéen ki nag comme muy ku góor ki waroo daal takk say bagage dem wala fase naa la jëla say bagage nga dem loolu du yoon donc en tout cas ci code de la famille yoon dafa dàq loolu ndax dañoo jàpp ni bu divorce dee am juge bi rek moo ko mën a tas ndax lii waral loolu mooy danoo bëgg bu ñaari way dencante bu demee ba mëntunoo nekk ba xëy na ku ci nekk xam nga am ngay argument yi tax nga ne xëy na da ngay ñaan baat wala da nga bëgg a sëy bi tas bu sëy bi dee tas ñu mën ko teg ci ay yoon mu ami kayit yow mi jigéen bu subaa boo bëggee defar sa dund wala bëgg a sëy waat feneen problème du am bu ci ay doom juddu ñu mën a xool xale yi kan lañ koy dénk te yow mi nga xam ne xëy na yow dénkuñ la xale yi yow bu weer lan nga war a génne ci sa gafaga dolli ko ki nga xam ne moo téye xale yi ngir xale yi bañ a loru ci tas gi sëy bi tas waaye xam nga ni ko yoon tënkee du c'est pas du chaque jour la ko nit ñi respecté noonu ndax parfois nga gis ku ko am lu ko metti ci këram rek daal di ay bagage am dem su ko defee bu fekkee jigéen la ku wóor ki jëkkër ji mën naa woo huissier ñu constaté ni sama jabar te dañuy sëy bi tasagul te takk na ay bagage am dem te waru ko huissier bi day constaté ni kii ñëw naa ci biir kër gi mais fekkuma fi ndaw si te bu weesoo loolu yoon day ne huissier defaral këyit bi ñuy wax sommation d'aval à rejoindre le domicile conjugal nga dellu ci ku jigéen gi ne ko da ngay sëy te sëy bi tasul te yoon rek a ko mën a tas di génn nga sa kër te warul dañoo bëgg nga dellu si wàcc ci sa kër may ko par exemple un délai de 48 heures
su ko respecté wul dans ce cas dañuy conseil dafa abandonné te beneen way dencante bi su ko neexee sur la base du constat bi nga xam ne la huissier bi def ak sommation interpellative bi mu saisir le juge pour ñu tas sëy bi boobaa dañuy jàpp ni ki nga xam ne moo génn kër gi te woo nañ ko ci njëkk mu dellu si te dellu si wul bu sëy bi tasee moom moo tooñ li ñuy wax les torts. oui te boobu moo day perte wala. tey mënuma ko tuddee perte. oui mais peut-être bu fekkee ni par exemple yow yaa génn. ñu sommé la pour nga dellu si woo. dina jafe trop nga mën a taxaw ci juge bi di demander ay dommages et intérêts. waaw dina jafe parce que itam booy demander dommages et intérêts dañuy jàpp ne yow mi nga xam ne yow yaay sëy te waroon toog ci kër gi toogoo. yaa tooñ. kon mënuñ laa dàmp. am na solo alors maître ma fàttali suñu mbokk spectateurs yi ñu ngi dalal maître Mame Thiané Faye Amar nekk porte-parole adjointe bu union des huissiers stagiaires du Sénégal alors maître dañuy aborder beneen point ba nga xamante ni dañ siy gis yéen huissiers yi seen ay taxawaay. ñu bëri tamit di leen soxla mooy wàllum location des fois nga gis kenn. ku nekk ci kër wala ci immeuble tamit loué fa amel tamit borom kër gi ay weeri weer lànk ba carré ni du fay borom kër bi naxante mu taxaw fu mu taxaw léegi borom kër gi dem ba sës boo huissier foofu tamit yéen seen wàll lan la waaw foofu tamit am na rôle bu important buñ ci joué mais dama bëggoon rek nga may ma complété ci wàllum sëy bi waaw buñ demee ba tas sëy am li ñuy wax pension alimentaire. bu fekkee dañ laa condamné pour nga war a verser ki yor sa doom sa jabar wala sa jëkkër pension alimentaire. te doo koy fay huissier mën naa ñëw nag naj sa loxo. ah bon waaw naj sa loxo ci li nga xam ne nag yoon moo ko tënk topp ci yoon yi nga xam ne yoon moo ko xàllal. naj sa loxo ba nga fay pension alimentaire. loolu itam dañ ci bokk na ci sunu liggéey. ci wàllum mariage. pension alimentaire. mais ci versement pension alimentaire bu fekkee ni ki ko war a fay. fayu ko. beneen wàll bi mën naa woo huissier. wañ la xoom muy fay. mu koy fay te loolu lu war waaye am na nag ay jumtukaay yoo xam ni moom la ñu yoon may. très bien bu ñu fay jaar te bon yàlla defal nañu si sutura bu ñu fa jaaree daal ki nga xam ne war naa fay dana ko teg situation yoo xam ne dana obligé fayee koy gën a. mais xam naa ne point bi moom dafa mel ne ñor na la de. trop waaw xel dama bëgg sama mbokk jigéen ñi di ci bàyyi xel. da nga bëgg sa mbokk jigéen ñi ci bàyyi xel daal parce que itam yor sëy ngeen ami doom. même bu fekkee xëy na dem nañ ba ànd mënatul am. xale yi waruñ calaw. te yow mi nga xam ne yaa leen jur. te war a di def sa ñaq ci seen dundin. ak ci seen njàng ak ci seen yorin. waroo toog di leen seetaan donte ne da nga ko seetaloon neexatul. am na solo alors ñu ñëwaat comme bii da nga ma ñaanoon ngir. nga complété ko léegi ñu ñëw ci wàllum location beeg yooyu noonu nga xamante ni des fois am na xamante ni dañuy luwee toog ay weer du ñu fay seen borom kër gi di naxante. ñu di wàcc alors foofu am ngeen fa taxawaay bu am solo am nañ fa taxawaay bu am solo. comme ni ma ko waxee rek xam nga nee naa la ci njëlbeenu kàddu ne huissier de justice moom li ñuy wax c'est le partenaire des droits ci nekk rek am nga ay àq ak yelleef te huissier de justice partenaire la boo xam ne moo lay permettre nga sàmm ko tamit boo tënkee ak nit contrat loolu ko sa kër bu dëkk fa ak njabootam wala mu def ko entreprise am di ci liggéey ngeen d'accord ni chaque weer dina la fay yow nga bàyyi ko sa kër mu dëkk fa may ko jàmm bu toogee respecté wul contrat boobu nga naxtaan ak moom respecté wu ko mu yore la ñaar weer yoon dafa ne bu la yorele benn weer rek am nga droit wooyu huissier bu la yorele benn weer daal huissier bi nag su ñëwee li muy njëkk a def mooy dawal njekk waaw foofu xam nga gars yi dañ naan liggéey bi daa xaw a ñàkk kersa te fekk na xëy na balaa ñu àgg ci génnee huissier bi dafa taxawee na tànk bu nekk. kon yéen doo la ñëw rek génne maanaam dafa am foo leen di jaar mën na nekk ay procédure boo xam ne mën na def weer ba lu ko ëpp sax ñuy ndaxtaan ak nit ki ndax yoon daf la ne su demee noonu nit ki da nga koy jox li ñuy wax un commandement de payer commandement boo xam ne da nga koy may un délai de 30 jours bu fekkee dafa nekk ci ay jafe-jafe mu jël ay matukaayam mën a fay bor bi nga xam ne yoon ko ki ko luwee waaye nag su weesoo 30 jours yooyu dañuy def li ñuy wax assignation huissier bi day defal li ñuy wax assignation en expulsion muy permettre borom kër gi yóbbu affaire bi tribunal bu ñu àggee tribunal dana gis ni commandement bi kat jox nañ locataire bi commandement pour mu am délai fay te respecté wul délai bi bu boobaa nag juge bi day xool kayit yëpp mate lépp jaar yoon dana day ne locataire bi na génn su àggee foofu nga huissier bi def na li ñuy wax commandement def na li ñuy wax assignation li ci des day dem tribunal te bu àggee foofu xëy na liggéey avocat bi ak magistrat bi la
moom bu ñu àttee nag bu dee ba magistrat bi àtte ba tënk loolu ci kayit wane ne diw dañ ko luwee woon te jox dafa toog nangami weer fayul léegi génnee nañ ko na génn xam nga nit ñi doo ñëw néew na nga gis ku ñu àttee noonu ne la génn kër jàmbur donte bax ndax fayoo mu takk ay bagaasam dem lu néew la néew ma nag amul waaye lu néew la donc nit ki day bu demee ba tollu foofu borom kër gi tamit day dem bu kayit bi génnee bu nekk kayit bi dafa disponible au niveau du greffe nga daal di koy récupérer ak sa avocat wala bu fekkee ne amoo avocat yow nga dem jëlee ko sa bopp daal di ko jël ñuy wax huissier boo ko andilee huissier bi tamit day ñëw ba tey day dellu si waat ci njekk bu ñëw rek génne ba tey day dellu si waat ci njekk yëpp daal si njekk ba tey ak ak sutura dina ñëw ci njekk ak sutura ñëw ne la ñu man de huissier laa ndawal yoon laa da nga sekkoon ak kii location diw location nga dem ba ci biir yoreel ko ay loyer andiloon nañ la sax këy ne la may la délai pour nga fay waaye yàlla daa def jotoo fay te tribunal génnee na la léegi nag këyit bi nga xam ne mooy dëggal ni tribunal génnee na la mi ngi nii may nañ la nag un délai wala un délai de 15 jours maximum dans un délai de 1 mois pour nga takk say bagage ci sutura nga dem xam nga kon kooku bëggut lu ñaaw te dëgg la yoon àtte na waaye ba tey mi ngi def preuve d'humanisme ndax mi ngi xam na ni kii li nga ko teg metti na waaye mi ngi xool ci ni mu gën a rafet rek noo mën a fexe ba ñu régler problème bi nga dem ci sutura ak moom mu mën a def liggéeyam waaye nag foofu itam dañuy am ay jafe-jafe justement ndax néew na itam nga àgg ak nit ba foofu yaa ngi dawal njëkk ba tey waaye dañuy lànk da ngay dem ba mujj nag yow it tamit li la yoon wax te muy sa liggéey nga def ko ndax itam liggéey la boo xam ne ba nga koy def da ngaa waat ni di nga topp décision bu tribunal atte nga war ko exécuter da nga ko exécuter mu neex mu naqari te ci ni ko yoon tërale donc bu ñu demee ba àgg foofu nag li des mooy jël suñu matuwaay ñëw génne bagage yi ngir ki nga xam ne moom këram te defoon ci alalam te luwe woon la ko ci njëkk ak teraanga mën a jotaat alalam. très bien waaw loolu la. mbokk téléspectateurs yi mu ngeen participer si émission bi am yaakaar ni serveur vocal bi dox na si 88 628 32 32 88 628 32 32 alors maître regard bi société bi am ci huissier de justice du ma ñëpp nag mais comme ni nga ko expliqué léegi ñu bëri dañ jàpp ni huissier moom ay su ñëwee rek moom du ñëw ak nouvelle bu neex su ñëwee rek moom daal ay décisions yu doy waar rek suñ ko gisee rek tànkam du tànk jaam lu tax loolu perception boobu nit ñi am si yéen bu ñu koy ci misaal day nekk paaka ñaari boor waaw parce que ki nga xam ne tey jii moom la ñu yoreel xaalis mu bëgg a jot ci alalam bu ko huissier liggéeyee ba mu jotaat ci alalam xam nga kon kooku du wax ni xëy na liggéey bi ñàkk na kersa wala liggéey bi metti na ndax xëy na waroon naa jot defoon ay paxeem pour jot ci bor bu mu lebaloon nit ba nit huissier bi dina tax am taxawaay bi mu war a taxaw ba nit kooku delloo ko alalam xam nga kon kooku du gis ko côté bu positif bu côté bu négatif waaye ki nga xam ne xëy na moom lañ doon fayee ko bloqué ay compte am wala xëy na ay bagage am moom loolu rek la mën a gis day jàpp ne huissier bi daa ñëw toroxal ma te xëy na balaa nuy àgg foofu comme ma la waxee dañuy dawal njëkk dañuy waxtaan parfois da ngay waxtaan ak nit mais da ngay dem ba finalement yow tamit dafay boo leen toppee ci seen doxalin dañuy laxisme te c'est un travail très sensible comprendre nga amuñu droit di ci def sentiment ba tax muy liggéey bi di sooxe loolu mooy moo tax ma naan paaka ñaari boor la justement ndax ki ñu génne tey xëy na metti na ci moom waaye borom kër gi nga xam ne itam toog na ay weer te kenn fayu ko te mën ta jot ci àll moom itamit du ko mën a gisee du mën a gis ni xëy na c'est négatif moo tax ma naan paaka ñaari boor la alors mu nekk liggéey bu délicat du ñàkk ngeen jot ay pression waaw du si ñàkk ala kulli xaal du ci ñàkk du jot dinañ la comme ni nga ko waxee sànq l'huissier de justice n'est pas porteur de bonnes nouvelles pour certains. am na ñoo xam ne boo ñëwee ñu dalal la nga waxtaan ak ñoom xam nga doo ñëw rek ne huissier la ndax boo duggee ci kër di nga nuyoo di nga jàmm sante boo paree nag wax li la andi waaye mun ngay nuyoo di jàmm sante kanam dina leer lool nga waxtaan ak ñoom ba pare ba wax leen li la andi yow huissier nga xëy na yoon da laa yónni woon nga def liggéey bi ak lii rek kanam yi changé. waaw da nga ci gis sax ñuy àgg ca di la saaga. parfois oui. métti na dañuy àgg ci di la saaga. parfois dañuy àgg ci di la tëkku. ah bon waaye waaw mais da ngay xam ne. liggéey la rek. effectivement te da nga ci waslu ak. am na ku nekk si ligne bi. allo ñu jël suñu téléspectateur bi nekk si ligne bi allo
kooku dafa mel ni déggin bi jàppaniwul ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal maître Mame Thiané Faye Amar nekk porte-parole adjointe de l'union des huissiers stagiaires du Sénégal ñuy waxtaan lépp jëm ci wàllum liggéeyu huissier alors yaa ngi woon si wàllum tëkku yeeg pression beeg lépp dañ koy gis. waaw lu ne dañ koy gis parce que boo menace xoolee yeeg lépp. loolu moo tax ñu li ñuy wax ñu am droit. demander état par le canal des forces de l'ordre. oui parfois ñu dem ci toll foo xam ne ci liggéey bi suñu sécurité ak sécurité ñi nga xam ne ànd ak ñun di liggéey. danger. oui da ngay tase ak xëy na nit koo xam ne dafa violent. wala koo xam ne daw nga ak moom njëkk waaye gis nga dafa violent. oui wala nga ñëw di def sa liggéey mu résister. boobaa da ngay dellu. donc daal di bind police wala gendarmerie li loolu la ñuy wax assistance à huissier. très bien ñoom soo leen bindee expliquer leen jox leen dossier bi. dañuy am obligation. ñëw taxawuñu. am na fi nga xam ne moom décision bi. allo oui allo déggin bi jàppaniwul. ma fa bàyyi la nga mais ki nga xam ne aujourd'hui moom la. ba àttekat bi moom la jox dëgg. su fekkee ni huissier bi dafa def liggéey boobu yépp ñu dem ba ci biir mu am résistance day dellu dellu ginnaaw daal di bind police wala gendarmerie ngir ñu ñëw assister ko maanaam ñëw assurer sécurité am pour mu mën a def liggéey bi nga xam ne moom la ko yoon sant donc bu fekkee ni huissier bi def na procédure boobu yépp te kenn taxawu ko ki nga xam ne moom la yoon jox dëgg am na droit li ñuy wax assigner l'état responsabilité pour profit d'assistance. moo tax ma di la wax ni demande d'assistance obligation la. bu huissier demee ba toll foofu. allo ñu may xamal ni am na ku nekk si ligne bi allo kooku dafa mel ne xam naa ne am problème jafe-jafe ci wàllum serveur bi. oui maître ma bàyyi la nga continuer. waaw loolu bu ñu ñëwaatee ci assistance à huissier bi donc pour au cas en tout cas bu ñu demee ba ci suñu biir liggéey suñu sécurité am ay menaces comme ni ma ko waxee rek dañuy dellu demander police wala gendarmerie ñu gën a jege pour mu ñëw assister ñu. ñuy dañuy bind demande assistance publique ba pare boole ci jugement yeeg wan ko kayit fi ñu jaar ci procédure yépp comme ça sunu force de l'ordre yi mën a jël ay dispositions ñëw taxawuñu. très bien bu ñu ko defee dañuy ñëw taxawuñu may ñu comme ça ñu assurer suñu sécurité ñun ñu liggéey. daal di am na solo alors maître ci wàllum seen honoraires yi. nan lay tëddee wala ça dépend rek si ci nga ko seqal wala. déedéet demeewul noonu. dafa am décret bu ko organiser. oui. donc pour chaque acte dafa am nu ko décret bi organisé ne la acte bu nekk nangam mooy coût bi mais ñëwuñ rek fixé ko de façon en fait ñëwuñ rek fixé ko mu nekk de loo xam ne c'est pas flexible parce que benn acte tey mën na coûter ki nga xam ne moo soxla liggéey huissier 35 000 comme mën na coûter lu ko ëpp ça dépend ci distance bi ak xëy na ba ñuy constater wala ba ñu def liggéey bi temps bi mu jël. mais pour chaque acte rek boo xam ne huissier mi ngi koy def am na coût maanaam njëkk li loi da koo tënk. da nga tënk. alors da koo tënk doo ñëw rek. facturer nu mu la neexee. oui alors des fois da ngay gis si société bi ku ni moom man vraiment huissier bi jox naa ko sama xaalis mais maa ngi yëg di wàcc mbir mi sottiwul est-ce que kooku jotul ngeen expliquer ñi nga xamante ne ñoo nekk si société bi que ni xaalis bu mu joxee tamit. teewul même fekkee ni moom résultat bu muy xaar amu ko wala amugu ko. mais loolu dafa nekk benn loo xamante ni moom ngeen séq maanaam daf la sant liggéey yéen la ngeen di jot seen honoraire. est-ce que seen clients yi ñu ngi comprendre loolu. waaw xam nga rek dafay tënku ci waxtaan. ndax huissier du salaire du fonctionnaire. huissier ci li muy liggéey lañ koy fay. mooy émolument yi comme ni ma la ko waxee nee naa la am na décret boo xam ne moo ko organisé moo ko tënk. tey jii xam nga xool li ma la wax ci procédure nee naa la bala ngay àgg ak nit fenn ci exécution yoon la may nga jaar ak moom ci njëkk jaar ak moom ci sutura conciliation yëpp bu ngeen demee nag ba sës nag nga soog a dawal nag dëgg-dëgg doole parce que itam justice dafa ànd ak dooleem te huissier comme ni ma la waxee mooy ki yor xëy na jumtukaay yi permettre à la décision rendue par les juges mu am effectivité donc procédure la te parfois nit clients yi nit ci ni ñu ko sañ a wax dañu jàpp ni ñoom seen maanaam li ñu bëgg rek
mooy war a am ci ñoom lañ ko bëggee dañuy fàtte ne liggéey bi c'est une profession réglementée maanaam liggéey la boo xam ne dañ ko organiser tënk ko huissier de justice bi du ni da nga koo jox xëy na tey décision bi tey résultat bi day wadd tey ndax da nga ci gis koo xam ne day dem ci yoon may jox ko dëgg maanaam wax ki mu joteeloon na ko dàmp par exemple 5 millions am na ci ñoo xam ne pour ñoom ci kayit bi génnee rek huissier bi jot na 5 millions yi te demeewut noonu donc dafa am ay procédure te nee nañ le temps de la justice n'est pas le temps des autres c'est une très lente et qui marche comme elle doit marcher effectivement donc loolu la am na solo alors maître li ñu dese si ay simili bëriwul daanaka sax sama réalisateur bi Ndiaga Seck mu may xamal ni daanaka jeex na alors union des huissiers stagiaires ginnaaw ba ngeen bindee bataaxal garde des sceaux ministre de la justice maître Malick Sall alors la ngeen di xaar wala tamit fekkee ni mbir mi amul changement ban la mooy seen prochaine étape ba fi ñu toll nii ñun comme bind nañu ñu ngi toog di déglu kilifa yi et am nañ yaakaar ne xëy na dinañ jël matuwaay yi war parce que itam xëy na sax ñoom ci à leur niveau xam nañ ni Sénégal soxla na huissier et que xëy na toog bi ñu toog nii nekkul lu gën ci ñun waaye itam nekkul lu gën ci état ndax itam état justice la bari xam nga dafa bokk ci 3 pouvoirs yi nga xam ne mooy tax ñuy définir état te nee na justice boo xam ne booy rendre ay décisions te kenn du ko exécuter décisions yi kayit doong lay doon finalement dafay xaw a wàññi un peu ci dayoo justice te tey Sénégal am na intérêt à ce que xale yi nga xam ne formé nañ leen te ñu toog di xaar ñu jox leen seeni charge ñu mën a delloo réew mi li nga xam ne moom la def ci ñun bañ juddoo ba fi ñu toll nii. ñun li ñuy ñaan ci njëkk mooy. ñu jox ñu liñ décret la ñuy xaar décret d'attribution de charge parce que am nañu arrêté yi ñuy wan ni on est apte à exercer la profession d'huissier. donc ñun li ci des mooy ñu nommer ñu jox ñu suñuy charge ñu leen daal di suñu doole. te ñu ngi ci woowaat suñuy kilifa. ordre des huissiers. waaye itam di ci woo ministre de la justice di ci woo surtout le président de la république fi ñu toll nii ak li mu xeex ngir ndaw yi tey boo amee ndaw yoo xam ni da nga leen jàngal ba ñu nekk ay doctorant ñi am ay seeni master 2 ñu def concours bu metti xëy na seen xarañte permettre leen tey ñu bokk ci ñu ko réussir nga former leen ci ay stage bu ñu pare toog di xaar nekkul li gën te bëgg naa ñu bàyyi ñu xel. très bien ndax ay ndaw lañu te li ñu ñor mooy liggéey. très bien maître est-ce que mën nañu wax ni huissier juriste à part entière la. juriste à part entière la mais c'est un juriste sax plus. laay wax parce que comme je dis. ba nga jàngee ba am les bagages intellectuels nécessaires pour ba tax ñu université jox la diplôme. ne ne yow juriste nga da nga faa jóge dem jongante déjà da ngaa jongante ak say moroom ñu bari pour mën a génn ci concours bi ba nga ca pare ñu jël la defal la ñu un stage pratique ngay xëy di xam procédure yi nu ñu koy defee di exécuter xam bu yoon attee ci wàllu wii rek fii ak fii ngay jaar kon c'est un juriste boo xam ni maanaam yor na gànnaay yi war pour que justice mën a am effectivité. am na solo. maa lay gërëm bu baax de sant am loo si bëgg yokk wala. dama lay jaajëfal. di jaajëfal ni ñu doon seetaan. di am yaakaar ni émission bi permettre na xëy na nit ñi ñu xam ni huissier nit la comme ñoom liggéey la boo xam ni dafa yoon da ko soxla mais réew itam da ko soxla ndax ku ñu tooñ bëgg nga xëy na ñu régler tooñ boobu ku ñu yoreel bëgg nga ñu fay la sa bor. képp koo xam ne da nga dem justice ba ñu àtte jox la dëgg bëgg nga dëgg boobu am effectivité maanaam bëgg nga dëgg boobu ñu jëfee ko kon huissier loolu mooy liggéeyam. du xeexul ak kenn noonawul ak kenn yoon la fi nekkal fi ñi nga xam ne ñooy justiciable yi. di leen conseiller di leen wax fu ñu mën a jaar ba sàmm seeni àq ak seeni yelleef. am naa sama réalisateur bi dina ma mere mais en 30 secondes wàllu miraas tamit am ngeen si pàcc bu am solo. waaw mais xam nga miraas comme li ñuy wax rek xëy na bu fekkee dafa am conciliation bu fekkee ñi nga xam ñooy doon aujourd'hui pare pour doon waxtaan nañu ba d'accord mën nañu partage bu ñu demee ba séddoo li nga xam ne mooy ndono li te amul contentieux fekk xëy na ak ut nañ seen jugement d'hérédité ba teg huissier bi mën naa ñu constater ngir bu ëllëgee ñu mën ko homologuer devant le juge pour wane ni diw de faatu na li la fi bàyyi woon ci alal waaye njabootam ci njëkk séddoo ko te ban koy séddoo kii lii la am diw lii la am ba huissier bi sax dressé na li ñuy wax procès verbal
juge bi mën koo jox li ñuy wax effectivement mën ko homologuer def ko mu nekk décision de justice. am na solo Malick bu baax di la sant di gërëm bu baax aussi suñu mbokk téléspectateurs yu ñu doon seetaan nekkoon maître Mame Thiané Faye Amar nekk porte-parole adjointe de l'Union des huissiers stagiaires moo nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi Ndiaga Seck moo nekkoon ci réalisation bi ànd si ak Benoît Ramatoulaye Sall Diop tamit ci caméra yi Angèle ak Bara Sow mbokk téléspectateurs yi ba suba incha allah ñeenti waxtu.